mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonenteem bu tedd bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi leen di nuyoob lislaam ca mooy yàlla na jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem wàcc ci yéen. xam ngeen ne mbokk yi, mbirum aj dafa nekk lu am solo ci jullit bi, di jaamu yàlla gu màgg ca tamit toll nañ ci waxtoom. loolu tax idaaratu daawa ci ndigalal imaaratu jamaat ibaadu rahmaan tànn thème bi, tànn tamit ay kilifa yu mag yu ko war a waxtaane aj, ngëneelam ak ay jubluwaayam, waaye surtout rôle bi mu am ci dëgëral bennoog jullit yi. incha allahu taala kiy def waxtaan wi mooy sunu mag di sunu sëriñ ak docteur Khadim Mbacké, di ku ñu xam ci majaalu gëstu ak jàngale ak woote jëme ci lislaam. bu noppee incha allahu taala faddeetul amir Abdullahi Lam dana ci tofal ay kàddu yu gàtt yu mu defee ay taaliqaat ci li mu doon wax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu sunu mbokk docteur Abdullahi Lam, amiru jamaat ibaadu rahmaan, ak sunu rakk mudir daawa fil jamaa Cheikh Ndiogu Samb, ak mboolem mbokk yi nga xam ne tey ñoo fi daje. lii nga xam ne moom lañ may waxloo dafa ma yitteel ngir ñaari yëf. li ci jiitu mooy solo si mu am ci lislaam. li ci topp mooy dama cee gëstu bu xóot, ndax ci laa def sama doctorat d'état bi ma soutenir ci 1991 ci Dakar. mu ngeen dee seetlu baat yi ñëw tey wone nan la lislaam juddoo ak nan la màgge, da ngeen ci gis baatub tabaxeef na, buniya al islaamu ala. kon loolu dafay tegtale ne lislaam xëyul rek ne këtt ne jonn, dañ koo tabax brique par brique. tàmbalee ci fi ñu war a tàmbalee mooy pasteef bi, teg ci julli, teg ci asaka, teg ci koor, aj mujj ci. aj nag kiimaanu yàlla la, puisque dafay wone ab vision stratégique bu munta jóge ci doomu adama. bu ngeen seetloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak ñett la am ci Màkka, génn dem Madina. bis bi mu génnee ba dellu siwaat di aj si, xalaatul lu may aj Màkka dellu si ci loxoom. xam ngeen ne biñ demee ba mu gàddaay ba am juróom-benni at jéem naa umra, mais boobu Màkka nekkul ci loxoom. moo tax mbir ma antuwul, moom lu ñuy wax umratul Xudaybiya. mbir ma antuwul, ñu toog ba ca déwén sa mu dellu si waat daal di umra. ñu toog ba ca déwén sa mu ñëw jël Màkka, muy l'an 8 jël Màkka, am fa kilifteef. lu jiitu loolu aj mënutoon a am. dana jafe nga aj ci dëkk boo xam ne bii amoo fa kilifteef, comme ni mu jafe woon ci omra bi. donc ci atum juróom-ñett gannaaw gàddaay gi ci la yonent bi jot ci Màkka. at ma ca tegu ci lañ faratal aj, muy l'an 9. mu yónni ñaari nit ñi ko gën a jege, wala ñi mu gën a ñaar ci ñi mu gën a wóolu, muy Aboubacar ak Ali. Aboubacar dafa ñëw pour won nit ñi naan la ñuy aje. dafa ñëw pour won jullit ñi naan la ñuy aje. Ali ñëw pour jot li sóoratu baraa
baraatu min allahi wa rasulihi ila axiri ñu teg ci at yonent bi ñëw aj si foofu fi la ñuy njëkk a gisee symbolique boole jullit ñi puisque dafa mel ni bi yonent bi ajee ci la ñu soog a xam ci la ñu soog a am xalaat ci nan la jullit ñi toll ndax nee nañu fanweeri junni ci ay nit ajandoo nañ ak moom am nañu wax lu ëpp loolu xam naa fi ñu teg calcul bi mooy ci tradition arabe dañoo yàgg gëm ne genn gëléem gu mat mën naa añal ñetti téeméeri nit te xam nañ ni bi mu ajee téeméeri gëléem lañ fa rey donc dafa mel ni téeméeri gëléem lim mën a lekkal mooy fanweeri junni nit te xam nga ne ba muy dem Badar te àggagut pour bëgg a xam am benn idée ci noon bi nan la toll dafa laaj ñaata gëléem lañ leen di rendil par bis ci la sukkandikoo pour def estimation alors c'est pour dire que aj Makka dafa dugg ci biir lu ñuy tuddee vision stratégique boo xam ne bii ci yàlla rek la mën a jóge solo la am ci benn lay jullit ñi loolu danañ ci dellu siwaat puisque thème bi mooy sha'iratul hajj fadailuha wa asaruha fi wahdatil muslimin dañuy wax nag ne alxukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi donc bala ngay mën a àtte dara il faut ñu xam li ngay àtte lan la comme aj ci la ñuy wax dañuy tàmbalee ci lan mooy aj soga jàll ci la ca des aj buñ ko waxee ci arab làkku arab mooy xajja mooy qasada jublu na buñ ca tegee nag xajja makkatal mukarrama bu boobaa jëpp dañuy seen xel day dellu ci maanaam mi nga xam ne moom la lislaam indi parce que baati arab comme ni ngeen ko xamee lu jiitu lislaam baati arab la woon da daan am maanaam bi lislaam ñëwee nag am maanaam moo xam ne moom moo ko ci sol donc bu ñu nee xajja ila makka day mel ni day tekki ne dem na makka ci làkku arab xajja ila makkatal mukarram aw xajja makkatal mukarram jublu na makkatal mukarram dem na fa waaye ci sens islam mooy dem makka ngir ay jëf ak ay wax ak ay barab ci jamono te jublu ci jaamu yàlla maanaam ci barab ngay dem am lu ñu la fa waxloo am lu ñu la fa defloo ci kaw nga yéene ci wax ji ak def ji jaamu sa borom subhanahu wa taala kon day mel ni jëfa ngi ci waxa ngi ci mais jamono ngi ci espace ngi ci parce que bu ngeen seetee lañ fay wax ci luy wone bennal yàlla ak lañ fay def ci ay tawaaf ak ay julli ak ay zikr foofa rek lees ko mën a defee te ci jamono jooju dong lañ ko mën a def donc dafa am dimension espace ak dimension temps yoo xam ne yii moom la aj làmboo te ñu koy wuutale ak yeneen jaamu yàlla yi parce que bu dee koor mën ngaa woore Indonésie comme ni nga mën a woore Afghanistan bu dee julli fu ne mën nga faa julli bu dee asaka fu la joxe asaka fekk te nga am loo ko génnee mën nga ko génne mais aj Màkka moom am na jamono joo xam ne ji ci jamono jooju dong nga ko ma defee mooy li ñu tuddi ashurul hajj shawwal dul qiyda wa ashruna min dil hijja am nay barab yoo xam ne foofu rek nga ko mën a defee mooy Màkka ak li wër Màkka donc loolu wuute na ko ak jaamu yàlla yi ci des dañ ne aj Màkka dafa amub atte maanaam ab atte ci lislaam atte bi mooy farata la ci ab jullit fonk la donc farata la ci jullit bu ko man te loolu li koy firndeel mooy alquran ak sunna alquran defe naa ne li njëkk a wàcc ci aj dañ ko gis ci suratul baqara gis ko ci suratul ali imran
gis ko ci suratul xajj suratul baqara bi ngeen wa atimmul xajja wal umrata lillah wa atimmul xajja wal umrata lillah aj moom kenn sikki sàkkawul ne farata la ponk la ci islaam farata la ci képp koo xam ne kii mën nga ko waxaat feneen ne walillahi ala naasi xajjul bayti man istataa ilay sabilan ci ali imran wax ci suratul xajj wa adhin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li ashhadu manafia lahum kon loolu ay firnde la yuy tegtale ne aj yàlla moo ko farataal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu ñëw na ci ñaari téere yi gën a wér gannaaw alquran albuxaari wa muslim mu ne buniya al islaamu ala xamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai zakati wa xajji wa sawmi ramadan kon loolu dafay tegtale ne xaj ab atteem mooy farata la ponk la ci lislaam aj nag comme dañoo bëgg waxtaan wi itam am aspect pratique na doon loo xam ne lii kenn ku nekk mën nga koo daal di jëfandikoo faw nu wax ci lu ñu bari ci ñuy wax ci aj dañ koy xaw a tëb wala ñu xaw koo woyefal mooy nuñ koy xaroo bu njëkk mag ñi daan aj dañ ko daan amal solo lool mooy faggu loo ajee waaw dañ daan daawuñu aji lu may ci alal joo xam ne ji ak lewam deesu ko sikki sàkk waaw ñoo koy faggul seen bopp te xam ngeen ne dañuy wax ci lislaam ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban donc deesu aj màkka ci n'importe quoi maanaam foo mën a jëlee alal rek baax na déedéet il faut pour nga am yaakaar ci yàlla nangu aj gi li ngay aja doon loo xam ne lii xam nga nan nga ko amee muy lu ñu am ci anam bu lew doom comme ni ñu koy waxee kon loolu dafay tegtale ne nit ki ajowul di leb wala muy ñaan wala muy wayaan ngir am lu mu aje ji màkka dafa war a xaar ndax bu man ko ndax loolu lañ ko sant kon préparation bi day laaj d'abord nit ki am alal ji ensuite àq jàmbur yi nga xam ne da ko war a faj bala muy dem mu faj ko bu fekkee dafa ami bor mu fay bor yi bu fekkee dafa ami ndénkaane mu joxe ndénkaan ye lépp loo xam ne daal àq la luy àqi doomu aadama ci moom da ko war a juux soog a jublu ci dem màkk la ci tegu mooy aj dafa bokk ci ay ibaadaat yi nga xam ne dañ koo wékk ci ay charte dañ ko wékk ci ay charte yi am na ci yoo xam ne mook jaamu yàlla yëpp mook ponk yëpp ko bokk mais am na ci yoo xam ne moo ko jagoo li jiitu ci charte yooyu mooy nekk jullit ku dul jullit aj concerné wu ko donte nag bu ngeen doon jàng histoire da ngeen gis ñoo xam ne ñi dem nañ màkka ci aj gi participer ci ba mu jeex te duñu jullit waaye booba aj taxu leen a jóg maanaam dañoo demoon pour wut ay information siiw na ci téere yi ne ambassadeur Israël bi nekk Istanbul bi nekk Turquie aj na am na it ci ñi bind ñoo xam ne ñii ay tubaab lañu bind ci aj di wax ne ñoom aj nañu soit parce que époque boobu amul benn pouvoir bu fa am maîtrise bu mën a contrôler nit ñi soit parce que dañoo yor papier yi réewum jullit wala ñu wane ne jullit lañ waaye ñun tim jullit ñun moom charte la pour ñu nangu sak aj pour sak aj jag nga nekk ab jullit la ca tegu mooy nga doon koo xam ne kii da nga ànd ak sa xel maanaam amuloo ixtilaal fil aql doonoo ko wéradi ci xel
la ca tegu mooy muy koo xam ne kii mukallaf la maanaam baaleex majeur la ca tegu mooy doon koo xam ne kii moom boppam alxurriya tam lañuy jàngale. tegu ca man maanawiyan moralement, man jasadiyan physiquement, man maaliyan financièrement. man maanawiyan moom ñu gil koo xam ne kii amul ay àq yu tegu ci moom yoo xam ne bu ko joxoon dootu man jasadiyan mooy amug wér te yooyu yëpp nag yu am solo la te nit ñi duñ ci bàyyee xel. man maaliyan itam mooy nga mënal sa bopp foofu nag question ñu mënal la dafay posé wu waaye pour mu nekk fard mën a nekk loo xam ne lii da laa war nga war koo def faw nga mën ko buñ la ko mënalee nag mën ngaa dem waaye nag waru la wala lay war rek da nga ko mënal sa bopp. lu mat di bàyyi xel la ci bu ñuy waxtaan ak ujaaj yi mooy bañ a sobental charte yooyu naa man ci wàllu kattanu yaram ak wér comme ni ñu ko waxee ci man ci alal ndax dañoo jàng ci listaan ni laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa donc bu fekkee sa yaram dafa am gàllankoor da ngaa war a faju ba wér nga soog a dem màkk ndax naka jekk aj màkk moom dafa mës a jafe kon ku ko mënul yàlla tegu la ko. aj buñ ko waxee itam dafa am yu bari yu ci nekk ñu ciy jëf mais yi ci ëpp solo ñu koy tuddee ay ponk nga xam ne lu ci amut aj gi du am ñeent la mooy ihram, tawaaful ifaada, as-sa'y bayna as-safa wal marwa wal wuquf bi arafa. ñeent yooyu mooy yi nga xam ne dañ koy tudde ay ponk ci sensu lu ci amut aj amut. am na yeneen yu ñu tudde ay lu war wala ay sunna wala ay mustahab nga xam ne bu amut soit dara waru la ca wala nga mën koo réparer mais yii moom mooy yoo xam ne moom lu ci amut rek aj gi ci boppam day rëq. ihram ko waxee mooy nga armal nag bu doon nit bu doon jëmm dañ naan ruux gi mooy yéene liñ ciy gis mooy sangu sol sa yérey armal julli ñaar rakka yéene da tàmbali di labbayka mais yéene ji mooy li nga xam ne des ko gis waaye mooy ruuxuk armal maanaam boo solo woon comme pèlerin yi dem dellu si waat te mosoo yéene nan ngay aji bu boobaa armaloo donc il faut nga yéene boo yéene nag danañ ci agsi wax li nga bëgg a def. bu dee tawaaful ifaada moom itam mooy tawaaf bi nga xam ne moo ëpp solo ci tawaaf yi parce que am na ñetti tawaaf bi nga xam ne mooy tawaafu nuyoo tawaaf bi nga xam ne mooy tawaafu bisu tabaski ñu koy tuddee tawaaful ifaada ak tawaaf bi ñuy tuddee tawaafu tàggoo tawaaful wadaa bi ci rukun mooy bi ñuy def bisu tabaski bi wala ca topp bu fekkee mënta nekk moom la ñuy tuddee tawaaful ifaada wala tawaaf principal. généralement liñ ciy teg mooy daw safa ak marwa parce que daw safa ak marwa du walaabal bu fekkee tawaaf jiituwu ko donc moom itam rukn la bi ko ñeenteel mooy wuquf bi arafa moom itam généralement wala globalement mooy nga nekk arafa bisu juróom-ñeenteelu tabaski bi nga fexe ba nekk fa avant fajar wala nga nekk fa ci bëccëg bu fekkee mën naa nekk jant bi sooyal fa nga soog faa jóge loolu la ñu tuddee taxaw arafa ñeent yooyu mooy yoo xam ne yi moom bu yàqoo aj dootu fa am. loolu ñu tuddee armal nag am na yum munta àndal ñu ngi koy lim ba ci tudd juróom-ñeent yoo xam ne yi maanaam day yàq armal bi puisque armal mooy li nga xam ne moom ngay def dugg ci aj léeg-léeg mu yàgg léeg-léeg mu gàtt
ça dépend ci waxtu wi ngay aj waxtu wi ngay àgg ca fa ngay aje ñenn ñi ci misaal ñu ngi fay àgg ci bis bu njëkk ci tabaski wi bu waa seenu aj yëpp ñaari ay bis lay doon le premier jour ba 13e jour bu boobaa diggante boobu dañuy armal ba disons ba 10e jour bi su tabaski bi en général ci la armal bi jeex ñu continuer li ci des ak seeni yére waaye lu mën a xew armal dafa am yu mënta àndal xanaa yoo xam ne dañ ne boo armalee dañ la koo tere te loolu ñëpp war nañ koo xam bokk na ci laal gët boo xasee armal avant ngay armal mën ngaa def préparer sa bopp waaye boo xasee armal moom dootu laal gët tere nañu itam góor muur boppam dañ koy tere maanaam boo xasee armal du muur bopp dañuy tere itam kii aj ki armal di aj muy rëbb mooy bu njëkk xam nga nit ñi dañ daan dox bu ñuy aji dañuy dox ak seen tànk léeg-léeg dañuy aajo wa lekk wala naan ko defee bu ñu gisee animal boo xam ne dañ koy rëbb pour mën a lekk loolu dañ koy tere ku armal niki noonu dagg say we déjà dagg say we moom bu tabaski bi xasee tero rek bu fekkee ku nar a tabaski nga dañ la ko tere waaye bu dee aj moom boo xasee armal dañ lay tere nga dagg say we ba armal bi jeex niki noonu dagg sa kawar ak fas ab sëy boo tam bokk na ci li ñuy tere ku armal fas ab sëy sakkantuma nag lay juddoo ci loola muy ànd ak sa jabar niki noonu sol lu ñu ñaw loolu itam dañ koy tere ku armal moo tax ñaari morceau yooyu nga gis bu dee góor bu dee jigéen nag moom l'essentiel mooy li mu sol doon lu mën a julli waaye sarto wuñ ci moom mu weex wala mu ñuul wala mu xonq l'essentiel daal mooy li mu sol na doon loo xam ne jigéen jullit mën na koo sol doon loo xam ne lu laab la waaye amul couleur buñ koy imposer loolu amul wala boog man gisuma ko jigéen itam dañ koy tere mu muur kanamam bu fekkee dafa aj ci arab yi ñu koy wax labsun niqaab maanaam muur kanamam parce que bu dee jigéeni arab yi da ci am ñoo xam ne seen tradition duñu yem rek ci xijaab waaye dañoo am xijaab boo xam ne dañu jàpp ne mooy bi war mooy bi nga xam ne du bàyyi lu may ñaari bët yi muy feeñ alors loolu dañ koy tere jigéen dañ koy tere mu muur kanamam d'une façon générale xar kanamam laa bëgg a wax boobu aj ci yërmande yàlla mi nga xam ne moo ko teg nit ñi da leen may ñu def ko ci ñetti anam mooy li ñuy wax tamattu ak li ñuy wax xiraan ak li ñuy wax ifraat Sénégalais yi en général ñoom dañuy wax ne ku bokk ci ngërum Malik ifraat moom nga war a def waaye ñun ci tënk dañuy tànn li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ñu jàpp ne moom xiraan la defoon lim digle woon sax laay wax parce que xiraan la defoon waaye dafa digle tamato muy mbir mu ne say jàngal lu bare puisque ci jamono jooju ujaaje bu ñu mësaat dem Màkka dañuy yóbbaale bàyyi ma yi nga xam ne moom lañ bëgg a loj foofa moom lañ bëgg a sacrifier dañ leen daan yóbbaale nit day aji Màkka yóbbaale gétt wala mu yóbbaale ay gëléem wala mu yóbbaale ay nag bu demee rey leen foofu mu nekk ay hadaaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la defoon te en général boo xasee dem Màkka yóbbaale fa ay bàyyi ma yoo bëgg a sacrifier doo firi sa armal lu may gannaaw boo ko defee ba noppi donc dafa mel ni le fait que nga yóbbaale ay bàyyi ma day imposer benn option mooy xiraan alors yonent bi def ko ba mu demee gis ne am na coona ci xiraan boobu mu ne gaa ñi soppi leen seen yéene def tamato au lieu ngeen def xiraan mu nekk coow lu bari nag ñu ne ko mais nan ngay defee dara ba noppi di ñu digal leneen foofu la leen ne bu tey doon démb la wastaqbaltu min amri mastadbartu la faaltu ma amartukum bihi waaw ndax gis na ne tamato moo gën a noppale loolu moo tax man toujours du ma ci dugg ci ay xilaafaat ak yooyu damay wax ne nit ñi bu ngeen dee aj seenu njëkkum aj
def leen tamattu mooy nga ihram nga armal dem def sa umra maanaam boo demee boo àggee Màkka nga def tawaaful qudum jóge fa dem julli sa ñaar rakk ci maqaam Ibrahim jaar ci Zamzam naan ci dem Safa ak Marwa def juróom-ñaari shawt yi aswaat yi maa jóge Safa dem Marwa jóge Marwa dem Safa bu muy juróom-ñaari yoon yaa ngi tàmbalee Safa jeexale Marwa boo jógee ci loolu nga wàññi sa kaw tuuti loolu la ñuy tuddee umra tawaaful qudum sa'i bayna Safa wal Marwa loolu mooy umra nga daal di arrêté nag ça dépend ci waxtu nga fay àgg dootoo armalaat lu may bisu juróom-ñetti fan ci weeru tabaski moom la ñuy wax yow mu tarwiya bis boobu ci yor ngay armalaat bi yoon yaa ngi yéene aj donc le fait que nga def am umra teg ca aj séparé leen loolu la ñuy tuddee tamattu mooy nag aj gi gën a yomb ci aj yi lu dul loolu armal bi day yàgg te bu yàggee te tàmmu bàyyi li mu àndut li mu tere da ngay dugal sa bopp ci ay jafe-jafe parce que yim tere comme ni ma leen ko leerale léegi juróom-ñeent yooyu am na ñoo xam ne ñii jafe na ci ñoom ñu moytu donc li gën ci ñoom mooy ñu fexe ba liy tax ñu war koo moytu bañ a yàgg donc armal bi bañ a yàgg bala may jàll damay wax rek ne armal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul boroomam da ko wutal ay barab loolu la ñu tuddee ay mawaqit li ñu ci intéressé ñun en tant que ouest africain mooy généralement ñaari barabu armal la ñu am benn bi comme ñu bari ci ñun dañuy jaaree Madina soog a dem Màkka foo waa Madina yi armale foofu la ñuy armale mooy li ñu tuddee Zul Xulayfa wala Abyaar Ali léegi ci biir Madina la nekk jàkkaa nga fa foofu la ñuy armale yéen def ne woon hunna la hunna wa liman marra alayhinna min gayri ahlihinna maanaam benn bu nekk ci miiqaat yi da ko wutal ab gox maanaam waa gox ba ak ña féeteeg ñoom foofu la ñuy armale donc Madina bu fekkee da ngaa jóge Madina jëm Màkka yaa ngi armale ci fi ñuy wax Abyaar Ali beneen bi nga xam ne fa la ñuy armale ñun waa Afrique de l'Ouest surtout Sénégal mooy fi ñu daan wax al Juhfa te léegi dëkk ba fa nekk ñu koy wax Rabeex avion la ñu fay rombe mais en général équipage bi danañ avertir nit ñi maanaam quelques minutes avant ngay agsi ci fi tolloog Rabeex ci kaw dañ la yëgal ne feeg 5 minutes da ngaa war a yéene loolu nag buy mën a am day fekk nit ki xam ne mën naa sangu sol ab armalam ca aéroport bi mu mujj quitté bi mu mujj fi mu déparé nga xam ne amul beneen escale ci diggante bi foofu lay sangoo fa lay solee ay yéreem bu ñëwee nag ba équipage bi ne ko feeg 5 minutes danañ àgg Rabeex bu boobaa mu yéene nga xam ne en général 30 minutes lañ cey teg wala 25 minutes mu wàcc loolu nag li tax ñu koy préciser mooy barab yooyu ñu wax ne ci la ñuy armale foofu rek lañ mën a armale léeg nga gis nit koo xam ne dañuy wàcc aéroport Jeddah ne foofu lay armale mais aéroport Jeddah musta nekk miiqaat donc il faut gannaaw dañuy wax ne jaamu yàlla dañ koo teg ci topp mais teguñ ko ci fent donc on n'improvise pas en la matière on n'improvise pas ci wàllu jaamu yàlla da ngay nangu ne lii yàllaa ko tëral kii la envoyé kii la yónni pour mu jàngale ko ni mu ko jàngale noonu laa koy def sinon yàlla du ko nangu parce que pour yàlla mën a nangu ak jaamu yàlla il faut ñaar nekk ci al ixlaas ak muwaafaqa ixlaas moom sa diggante sa borom la mais muwaafaqa mooy niñ la ko jàngale nga defee ko noonu muy li yonent bi jàngale nga ne nii la noonu laa koy defee sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni kon tomb bu njëkk bi jàll na ñu ñëw ci tomb ñaareel bi mooy ngëneelul aj ay xadis yu bari ñëw na ci ngëneelam waaye bu ñu ko doon tënk dañ naan rek
alxajjul mabruuru laysa lahu jazaun illa aljanna. xadis bi sax di wax ne al umratu ila al umrati kafaratun lima baynahuma wal xajjul mabruuru laysa lahu jazaun illa aljanna. mais lan mooy xajjul mabruur? justement mooy li ma doon wax léegi mooy xajj boo xam ne nga koo defee niñ la ko diglee te def ko rek ngir yàlla. defoo ko ngir pokkurewu, defoo ko ngir am titre bi, mais da nga ko def ngir yàlla dong, ngir joox benn ci ponk lislaam yi. donc bu fekkee shuruut yi, shuruutu sihha, shuruutu qabool, shuruutu ijza yëpp respecté nga ko te def ko ci alal ju leew domm, bu boobaa am nga yaakaar yàlla nangu ko. maanaam am nga yaakaar ne li doomu aadama mën a def ngir yaakaar ne xajjam boobu yàlla nangu na ko, def nga ko. li gis nag ci loxoy yàlla nekk te yàlla laa yudiu ajra man ahsana amalan. donc muskila bi mooy halil amal ahsannaahu aw lam nuhsinhu. ahsannaahu mooy def nañ ko bi ixlaas wa bi muwaafaqa. donc bu ñu ko defee yàlla danañu may alxajjul mabruur. te ku xajjul mabruur moom ci àdduna boo ko amee da ngay mel ni koo xam ne ki musta am bàkkaar da ngay mel ni koo xam ne kii dañ koo garantil ajjanam. te ab jullit amul lu mu yaakaar ci àllaaxira lu kawe àjjana. donc boo defee aj ni ñu la ko waxee, boo ko defee ni ñu la ko sante, am nga droit yaakaar ne sa xaj googu aj ju mabruur la, te boobaat lay garantir ngërëmul yàlla ak àjjana. aj ku ne xam na ne am na ay, yàlla daf ne wa adhin fi nnaasi bil hajji yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum. manafia nakira en général ci langue arabe, nakira day wone tadxim, nga xam ne daal dugg lu nekk mën naa dugg ci biir. manafia ruuxiya c'est sûr, manafia thaqafiya, manafia ijtimaiya, manafia iqtisadiya. loolu daf ñuy dugal sax ci li ñuy wax atharuhu fi wahdatil muslimin. xam ngeen ne bu njëkk de l'état musulman mooy jiite alhamlatu rasmi lil hajj. bu amee ngant ki topp ci moom lay yebal. loolu moo indi ñu yebal Aboubacar l'an 9 pour mu jàngal nit ñi nu ñuy aji. l'an 10 yonent bi moo demal boppam. ci jamono ju njëkk ji nag naka jekk amirul muminin huwa allazi yaquudu alhamla rasmi lil hajj pour wone solas aj. donc wahdatul muslimin fil hajj bokk na ci njariñ yi ëpp solo ci aj. bu ngeen seete yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, non seulement bi mu ajee bëggoon naa wone waale kattanuk, maanaam force su kattanuk jullit ñi, seenu tolluwaay, puisque loolu mais naaxiya nafsiye am na lu muy tekki. maanaam boo amee mbooloo da nga bëgg ñi nga xam ne bokkuñ ci mbooloo mi xam nu sa mbooloo toll, ngir bu ñu ragalul yàlla ñu ragal la yow, maanaam impressionné leen. loolu bokk na ci jublu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak résumé mbooloo mi, puisque ñu bari dañu yaakaar ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku mas a nekk jullit xamoon nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam. te du noonu, amoon na ñu dugg ci lislaam te xamuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam, xamuñ ko physiquement, maanaam xamuñ ko physiquement, puisque bi muy aji déjà am na ñoom dajeel ci yoon wi ne leen manil qawm, ñu ne ko nahnu muslimoon. après ñu ne ko yow nag yaay kan yow? mu leen ah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam. waaye ñu commencé di dialogue ak moom di ko laaj nan la ñuy aje, puisque ñoom itam dañu doon aji, waaye nag par hasard lañ dajeeg moom. da ngeen dégg itam ne am na ci Madina benn jigéen bu mu fekkoon mu toog ci benn armel di jooy. mu ne ko soxna si bàyyil jooy yi, mu ne ko demal yow waaye teluma la demal fële. gannaaw bi ñu ne ko waaye soxna si wax naa xam nga ko ngeen wax léegi, mu ne noonu xamuma ko yonent bi. mu daal dem ca kër ga, noonu nga jéggal ma puisque sànq bi nga ma fekkee ci armel yi boobu xaw ma la woon. donc loolu aj gi mu aj occasion la woon pour jullit ñëpp gis ko, xam ne kii mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam, et puis xamante ci seen diggante. loolu dafay wane ne fullaal aj ci wàllu kilifa yi ñi nga xam ne ñooy jiite jullit ñi bokk na ci lii tax aj
mën a jouer rôle bi mu war a jouer ci boole jullit ñi. donc normalement waroon na aj gu nekk bu fekkee kilifa yi jullit ñi mënuñoo daje te normalement war nañoo mën a daje parce que réew jullit yi bëree wuñ noona waroon nañoo mën a daje ci aj pour discuter ci li nga xam ne ñoo ko bokk jël ay décisions yoo xam ne dañ koy appliquer ci jullit ñi ci sensu gën a dëggal seen diggante maanaam ijtimaa xidma fi kulli xaj lu waroon a nekk la te lu mën a nekk la ndax bu njëkk da daan nekk ci jamonoy Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu da daan def la réunion des gouverneurs li naan la réunion des gouverneurs de province maanaam ñi nga xam ne ñooy àtte réew jullit ñi comme Khurasan comme Nangam comme Iraq comme li leen daan daje ngir ñu joxe seen compte rendu de travail. alors jullit ñi tey kilifay jullit ñi président yeeg roi yi waroon nañu mën chaque at ñu def benn sommet boo xam ne bu boobaa dañuy diisoo ci tolluwaay jullit ñi ak seet nan lañ mën a def nan lañ mën a dimbalee ba wàññi seen i jafe-jafe nan lañ mën a dimbalantee ba gën a rafet seenu nekkin. loolu ala mustawa al qaada wa ala mustawa shu'ub ay doon xamante bi vraiment aj Màkka mënoon nañu ko valoriser ba nga xam ne même sax mën naa am espèce su foire internationale bu ñuy def boo xam ne bi Sénégal yi dañuy indi li ñuy bay Maliens yi indi li ñuy def ñële indi kenn ku nekk indi li nga xam ne sa moroom xamut ne mën nga koo def te mën naa am soxla na ko loolu tam bokk na ci rôle bi nga xam ne aj waroon na ko mën a jouer pour gën a jegeel peuple yi maanaam boole kilifa yi fi irada musharaka li saalih al muslimin mais aussi boole shu'ab yi pour ñu mën a dimbalante ala mustawa shu'ab léegi dinaa wax rek lu gàtt ci wàllu organisation du pèlerinage bu ñu yemoon rek fii wax naa léegi ne maanaam naka jekk kilifa jullit ñi dañ daan yittewoo alxaramayni sharifayn ba sax foofu la benn expression bu ñuy wax ci wolof bu nit defee lu rëy 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 ñu ne ko xadd nga kaaba gi foofu la jógee puisque bu njëkk fu ab njiitu jullit nekk ak fu mu mën di doon bu demee ba ñàkk popularité perte de popularité day dem ba am benn réalisation mu def ci Màkka soit benn soror boo xam ne dafa xaw a raaf mu defaraat ko daal di koy defal publicité loolu day yëkkati popularité loolu moo tax mboolem mulukul muslimin wa umaraahum fil hind wa sind wa ma wara ñoom ñëpp dañ daan jéem a fexe ba am lu ñu def Màkka ba pare publicité ko sakkantuma nag ñi nga xam ne ñoo yor kilifteefug Màkka donc ñii dañ daan ñëw yokk soror ñii ñëw yokk xubba ñii ñëw yàkkali jàkka ji loolu naka jekk liñ ci jublu woon mooy bëgg def loo xam ne lii ñëpp koy gis wala ñi ëpp ci jullit ñi nañ koy gis muy ñiy dem Màkka pour asbabin siyaasiya bien sûr ba pare nag boole ci di organiser aj maanaam mulukul muslimin yëpp dañ daan organiser ay convoi ak di dimbale ñi nga xam ne ñooy seeni raaya ci anam boo xam ne bii day yombal seenu dem Màkka fii ci sunu réew mi bi fii tubaab yi nekkee France dafa jàppoon boppam comme une puissance musulmane pourquoi parce que ñu bari ci ay colonies ay jullit lañu te pour bëgg leen a won ne moom bañut lislaam daan def loxoom ci aj gi ngir yombalal leen ko te loolu itam dañ naan wala yajrimannakum shana'anu qawmin alaa allaa ta'dilu lu jiitu tubaab yi ñëw nit ñi daal di dem Màkka mais difficilement puisque seen tànk lañ daan demee seen tànk lañ daan demee mooy bu bee nga war mbaam bu bee nga war aw fas bu bee nga war gëléem dem ci dëkk am fa ñetti fan dem ci beneen dëkk am fa weer dem ci beneen dëkk takk fa jabar toog fa à l'instar de Alaaji Omar par exemple Alaaji Omar maanaam nit daana am atu lëm ci diggante fi ak Màkka di dox ak tànkam léeg-léeg mu toog fi bërëb di fa liggéey di fa jàngale ñu fay ko mu am yóbbal pour jàll feneen boobu coono lañ daan nekk ci aji Màkka surtout africain yi ba tubaab yi ñëw nag bi ñu ñëwee nag ñoom ci lañ commencé organiser affaire yi indi seen i bateau nga xam ne dañuy dajale ñi nekk ci Soudan al Gharbi muy li ñu tudde Mali tey Guinée Côte d'Ivoire ak yooyu dañ leen dajale ci Ndakaaru
que Dakar moo nekkoon asimatu afriqiya al gharbiya al faransiya dajale leen fi boole leen ci benn bateau. Alors ñu dem Makka léeg-léeg sax dañuy jóge fii dem Maroc jël marocains yi dem Algérie jël algériens yi daal dem Alexandrie jóge fa dem ci waaye boobaa itam naar yi dañuy am seen chef africain yi am chef boo xam ne bii colonie tubaab yi ñoo koy nommé. alors googu yombal lañ ci doon defe mais politique lañ ko duggee woon. loolu commencé nañ ko surtout bidayatul qarni al-ishrin ba bi ñu amee indépendance dañ daan organiser affaire yi sauf rek ci jamono ji nga xam ne diggante 39 ak 45 nga xam ne France amatul woon état dañ ko occupé woon foofu la affaire bi xaw a rëqee te booba sax teewul autorités yi nekkoon en place léeg-léeg gaa dañuy def lañ man léeg-léeg ay camion lañ daan loué jële fii nit ñi ba Niger ñu dugg ci territoire anglais yi génn dem aji avec difficulté. Donc loolu lépp li ñu ci jublu woon mooy politique waaye quand même lu ñu def la bokkoon na ci li ñu rafetlu itam mooy daawuñ bàyyi n'importe qui mu aji boo ma saa bëgg aji dañuy ubbi benn dossier da ngay constituer benn dossier am ay pièces yoo ciy def pièces yi dana ci am luy wane ne wér nga maanaam certificat de santé attestation boo xam ne day wane ne sa wér-gu-yaram may na la nga aji te mu ne su ko tricher ci jamono yooyu contrairement à léegi da nga gis ku ñu jox certificat d'aptitude mu dem wàcc ci avion bi ñu indi ambulance loolu amul woon boobu moom bu ñu nee aptitude la da nga am luy wane ne say warugar ci wàllu finance moo xam muy ay impôts yoo war a fay moo xam muy am bor yooyu yëpp réglé nga ko am nag beneen pièce boo xam ne bii moom pièce politique la mooy certificat de bonne vie et mœurs mooy wane ne daal yow doo bokkoo ci ñi nga xam ne dañoo noonoog tubaab bi bu yooyu dajewul duñ la may nga dem màkk nga gis ne loolu quand même organisation la boobu organisation mu continuer waaye taxul woon aj gi naat ndax nit ñi dañoo amul woon alal ci jamono yooyu booba ñi am alal ju leen may ñu dem màkk dellu si waat bareegul donte billet bi sore naag ni mel léegi ba bi ñu demee nag ba gannaaw guerre mondiale nag ci la commencé nekk affaire populaire nit ñi commencé di bari ba indépendance ñëw bi gouvernement bi ñëwee itam donte premier président n'était pas musulman wax dëgg yàlla dana def ay effort pour julli ñi xam ne gàllankoorut seenu jaamu yàlla ci googu wàll moom Senghor mooy le premier président de la République bu nommé ab commissaire général au pèlerinage par décret en 1963 en la personne de Alaaji Maas Joxaane kon ci tënk loolu mooy li ma bëggoon a wax xanaa li ma koy tëjee rek mooy képp kuy aji ak aj moom ak loolu waaye mën di wax dafa jafe ndax ñi ko bëgg a def dafa bari donc dafay metti képp ko bëgg a def war ngaa def lépp loo man pour que chaque aj doon aj goo xam ne gii day am chance su yàlla nangu ko léegi dañu àgg ci bu njëkk waa Makka ak Madina dañ daan damoo teral ab pèlerin mais léegi dañuy damoo lekk ab pèlerin seeni sët fa dama xalfun alors bu njëkk dañ daan damoo teral naa ganale naa pèlerin bi te fayu dërëm léegi nag dañuy lekk pèlerin yi autrement dit dañuy tabax ay hôtel des milliers de chambres mais chambre bi léeg-léeg dana dem ba $1000 par bis $1000 par bis ci yi gën a jege donc léegi pour ñoom business la quoi business la boo amul toogal waaw moo tax ku la naan mën naa laa yombal aj gi nangam na da lay nax il faut nga man ko boo ko mënut toogal bu la neexee da mën ngay omra parce que omra bi mooy tane tuuti ndax doo am embouteillage beeg yooyu mais daal aj léegi affaire moyen la mais aussi affaire santé la affaire xam la aussi surtout donc nit ki bala muy aji màkk war naa jël temps wu jàng bu baax a baax nan la ñuy aji màkk pour que jëfam bañ a naax saay parce que yàlla moom mënee su ko nax lim la digal da nga koy def ni nga ko war a defee sinon da ngay sonal sa bopp te doo ci amee dara kon ñiy aji
loolu ab yóbbal la ci ñoom ñu jàng bu baax a baax naan la ñuy aje wut yóbbal bu leew domm fexe ba seenu aj ñu def ko ci anam ba mu gën a rafete amaana yàlla may leen li ñu tuddee alxajjul mabruur. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. laaj bu njëkk bi mooy laaju Ibrahima Sow mi nga aju ci man ak manal xam nga ne borom bi subhanahu wa taala fi muy waxee mbirum man daf ne walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa nag li ñu ci dégg mooy ku ko man pas kuñ ko mënal. borom xam-xam dañuy ràññale al istitaatu bi nafsi wal istitaatu bil gayri am na fii li wuute bi li muy jëriñ mooy ndax al mustatiu bi gayrihi aj da koy war wala déet waaye kenn nattab du ne al mustatiu bi nafsihi aj war na ko waaye d'accord nañ ci ne sawaan nit ki mënal ko boppam wala ñu mënal ko lu ci mën a am bu ajee te sàmm ponk ya ak charte ya aj ga wér na te mën nañu yaakaar ne yàlla dina ko nangu moo xam nit ki moo mënal boppam wala dañ koo mënal bu ajee kenn wuutewul ci ne aj googu aju mën naa nekk aju sharia te bu fekkee nit ki def na ko na mu ko war a defee yàlla dina ko nangu. donc kii dafa ajal baayam alors ndax bu ajalee baayam te moom ajut ndax aj googu dana wala dafa jox baayam lu mu ajee te moom ci boppam ajut. bon li munta am mooy ngay ajal kenn te ajoo maanaam bala ngay mën a ajal sa baay bu fi jógee wala sa yaay day fekk yow ci sa bopp nga aj waaye jox sa baay alal mu aji te fekk yow ajee ko loolu mën naa nekk dara nekku Pape Abdallah Sakho moo ko laaj mooy nit koo xam ne kii moom amul bor waaye dafa garanti bor wallahi même bor ci boppam sax boo ko amee dañuy def différence diggante ad daynul xaal ak ad daynul mu ajjal maanaam am nga bor waaye waxtu wi ñu la war a laajee nga fay bor bi jotagul diggante bi mën nga fi aji waaye bu fekkoon ne waxtu wi nga war a fay bor bi dafa jot te boo ko fayoon doo am li des du la mën a may nga aji boobu ba fay bor bi moom la ñuy jiital. bu fekkee nag yow yaa ngi war a aji ci mois d'août te bor bi ñu ngi la koy laaj septembre mën nga aji puisque bor bi taxawagut donc daynul xaal huwa allazi yamna al insan min al hajj amma daynul muajjal loolu du kii donc garantie de bor boo xam ne bi fay ko jotagul du tere nit mu aji. Ousmane Diallo effectivement dafa mel ni mal asafi shadid nation asiatique yi ñoom ñoo gën a jël aj au sérieux moo xam muy Malaisie moo xam muy Indonésie ak ñu mel noonu ñoom dañuy créer ay kuréel yoo xam ne yi seen li leen tax a jóg mooy yombal aj nga xam ne nit ki sax mën nañ koo may muy verser par weer wala par at ci compte boobu muy mën a aji dem aji ci ndimbalul association yooyu. amoon nañ fi ay association pèlerinage waaye seen liggéey doon toon leneen lu may demander ay billets au gouvernement du Sénégal maanaam dañu dajale xaalis pour may seeni membres ñuy dem waaye bu njëkk li ñu daan def mooy wut une force de groupe de pression pour mën a am le maximum de billets auprès du gouvernement loolu moo nekkoon seen liggéey. gannaaw bi nag la ñu indi ay cotisation ay tontine ay yooyu waaye organisation ba des na maanaam boo ko comparé ak réew yi nga tudd organisation ba des na te loolu nag mi ngi aju ci yitte ji nga xam ne moom la ñële aj jox aj ak ñun fan ko tollale. Mokhtar Lo kii dafa leboon ngir aj waaye bi mu lebee ba am xaalis bi ajiwul directement dafa dem ci beneen réew liggéey fa ba fàggu fa lu mën a ajee pas de problème dara newu ji maanaam nit ki mën naa am ci njëlbeen dafa leb ngir aj waaye gannaaw bi mu dem feneen ajiwut mais dem feneen liggéey fa
liggéey ba am loo xam ne lii may na ko mu aji mu dem aji noonu laa dégg question bi dafa dem Irak wala feneen liggéey fa am lu mën a aji dem aji non non y a pas de problème y a aucun problème. Camara moom dafay wax ne dafa am ay pauvre maanaam aj daal dafa mel ni bu ma déggee ay waxam aj dafa waroon a nekk jumtuwaay bu ma régler problème yu bare bari te réglé woo ko dëgg la maanaam boo seetee aj ni ko borom bi subhanahu wa taala tëralee ak ni ko yonent bi daan defee cadre la boo xam ne bii waroon naa mën a régler lu bari ci problème jullit ñi wax naa ne am na loo xam ne lii au niveau des dirigeants lañ koy mën a régler am loo xam ne lii au niveau des pèlerins des populations li ñu mën a régler au niveau des dirigeants mooy tëral benn politique de complémentarité presque li tax ñu créé OCI mënoon nañu à chaque pèlerinage ñu def benn sommet islamique boo xam ne bii dañ fay discuter les questions yi nga xam ne mooy gàllankoor développement jullit ñi par exemple li ñuy wax mobilité sociale autrement dit réew a ngi nii boo xam ne bii aajowoo na ay liggéeykat réew a ngi nii boo xam ne bii am na ay main d'œuvre qualifiée bu ko defee ñu waxtaan ba ne réew sàngam dana jël nangam ci réew sàngam waaye di ko def ba nga xam ne day wàññi chômage ci pays yi nga xam ne ñoo néew doole créer main d'œuvre ci réew yi nga xam ne dañoo am doole loolu lépp war naa mën a am puisque frontières yi ñun ñoo ko créé mais yàlla xamul ay frontières normalement le monde musulman mooy ardul islam waroon naa mën a am liberté de circulation des biens et des personnes boo xam ne bii day wàññi pauvreté bi te mën na nekk xam nga Malik Faysal rahimahullahu taala moom loolu la comprendre moo taxoon muy wax solidarité islamique te xam ngeen ne bu ñu nee banque islamique Faysal moo ko def Faysal banque islamique bi ngeen dégg Faysal moo tax ñu créé ko Faysal moom amoon na une politique de solidarité sociale boo xam ne bii projet yi ñuy wax ne Malik Fahad moo ko réalisé mais Faysal moo ko concevoir plan yi Fahad réalisé yëpp Faysal moo ko concevoir Faysal dafa bëggoon bu fekkee Arabie Saoudite dafay mel ni mooy xolub jullit ñi bu ñu demee ba war a créer Arabie Saoudite jullit ñi yëpp war nañ ci def seen loxo donc war nañoo jël 1000 travailleurs du Sénégal 10 000 travailleurs de l'Indonésie 5 000 travailleurs du Pakistan ba jullit ñëpp def seen loxo ci tabaxub Arabie Saoudite kenn ku nekk dafa jël sa wërsëg di ko delloo ci sa ñoñ mu contribuer au développement de votre pays noonu la ko concevoir effectivement noonu la ko doon defee gannaaw bi nag am na problème puisque nous n'avons pas assez de main d'œuvre qualifiée bu ñu demee ci compétition indien yi ñoo ñu raw bu dee tabax par exemple bu dee dawal oto bu dee leneen formation professionnelle ba nga xam ne moom la ñuy def ci yeneen réew ya day indi ay nit ñoo xam ne ñi boo leen comparé ak suñu ñooñ dañuy yées loolu du racisme de mais ki nga xam ne dafa bëgg a tabax gis koo xam ne kii dafa jàng tabax dëgg ak koo xam ne kii da doon apprenti bu mu yàgg rek muy tabax mais mun leen a yemale donc loolu la Faysal bëggoon mais les entrepreneurs ñoo gis ni c'est pas pareil am na benn article bu ñu ci def boo xam ne dañ ne léegi ab africain ñëw ne la carreleur la nga ne d'accord kay carreleur ma mu wax la lu yomb mais bu defee liggéey ba pare da nga xam ne kii mosu la jàng carrelage mosu koo jàng fenn ci àdduna boo ko defee loolu daf lay défavoriser par rapport à l'Indien par rapport au Pakistanais par rapport ak ki nga xam ne dafa jaar ci centre de formation professionnelle ñu jàngal ko donc effectivement ñi gën ci dirigeant Arabie Saoudite amoon nañ boobu dimension maanaam fexe ba def solidarité sociale entre les musulmans pour wàññi pauvreté bi te ba tey lu war a nekk la mais tout dépend ci souci ak yitte yi ki nga xam ne ñi nga xam ne ñooy diriger réew yi jullit ñi am na ci loo xam ne responsabilité ñi nekk Màkka la mais am na ci loo xam ne lii responsabilité ñi nekk ci réew jullit ñi la puisque am na ci ñi jiite réew jullit ñoo xam ne ñi affaire jullit ñi yitteelu leen waaw yàlla dogal na ñu ngi ci kaw mais yitteelu leen bon fële itam tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'est pas Faysal alors donc loolu mooy indi effectivement yu bëree bëri yoo xam ne yi aj mënoon na koo faj te faju ko au niveau des populations yi nag wax naa affaire foire boo demee ci supermarché yi da nga gis lu jóge Allemagne gis lu jóge Japon gis lu jóge France
affaire parfum yeeg cosmétique ak yooyu mais doo gis lu jóge Nigéria à part les mbax na yi te loolu ci ay koñ yu ndaw nga koy gis. donc mënoon nañoo def ab foire internationale la wala foire islamique boo xam ne bii dañuy indi lu jóge Sénégal loo xam ne dafa ràññiku nga xam ne commerçant Makka yi bu ñu ko gisee dañ ciy importer en quantité moo xam muy ay fruits moo xam muy ay leneen lu mu mën doon mais day doon loo xam ne Sénégal da caa ràññiku ba mën a am compétitivité ak ñi ci des ak loo xam ne ñu ngi koy jëlee Guinée ak ñoo xam ne ñu ngi koy jëlee fële nga xam ne foire yooyu mooy tax aj Makka day nekk le marché du monde musulman le plus grand marché du monde musulman nga xam ne le producteur sénégalais aj gi dana ko may mu jaay loo xam ne lii mën naa am at mi yëpp du ko mën a jaay feneen loolu lépp ay moyens la ñu mën a utiliser pour vraiment lutter contre la pauvreté dans le monde musulman waaye yooyu yëpp nag da ci am loo xam ne lii suñu dirigeants yi ñoo ko war a laaj ñoo ko war a réclamer demoon naa fi sax bay wax naan bu yàlla ne sawaa'un al-aakifu fiihi wal baad loolu ça veut dire que on supprime le visa pour les musulmans sawaa'un al-aakifu fiihi wal baad bu ñu ko appliqué à la lettre un musulman buy dem Makka du aajo visa te loolu mën na nekk puisque yow sénégalais booy dem Tunis doo aajo visa booy dem Maroc doo aajo visa pourquoi booy dem Makka di aajo visa te Tunisie ak Maroc affaire politique moo tax ñu supprimer visa mais fii alxuraan moo wonee ne ab jullit war naa mën a dem Arabie Saoudite tout am visa. baamtu umra maanaam koo xam ne kii dafa nekk Makka ab diir umra benn yoon pour boppam léegi di umrawaat pour yéene ko ñeneen gisuma lu koy tere voilà ñaari baat ci li nga xam ne moom la Cheikh Tidiane wax léegi bu dee maanaam ay jafe-jafe politique yu am diggante réew yu jullit ñi bay teq aj loolu moom yàgg naa am ci histoire boo seetloo am nay jamono aj dafa jafe woon ci ñenn ñi par exemple en 1956 dafa man ab guerre mooy li ñu leen wax al udwaanu thulathi jamono yooyu aj munta am parce que dañu bloqué canal de Suez ba nga xam ne africains yi mënuñoo jàll léeg-léegi diggante ñagas yoo am diggante benn réew ak réew mi nga xam ne ñooy organiser aj gi comme seen diggante Arabie Saoudite ak Iran léeg-léeg mu am ay jeexeet ci aj gi waaye normalement aj dafa kawe loolu maanaam aj est au-dessus de tout ça normalement même s'il y a des problèmes diggante réew mi nga xam ne ñooy organiser aj gi ak beneen réew musulmans yi am nañ droit d'accès au lieu saint de l'islam quels que soient les problèmes politiques normalement li nga junj nag ci la rafasa wala fasaxul jël ak comportement sénégalais yi normalement bëgguma ci woon wax waaye li tax ma ciy wax mooy les sénégalais ci diir bi ma jàng histoire aj ci ñi ci gën a ñaaw gannaaw ci Màkka ci lañ bokk oui waaw mais lisez le rapport du docteur Moustapha Touré dañ ko wax médecin africain mooy bàyyi xale yi nekk ci amicale bi seen maam ñoom Touré yi nekk ci amicale des cadres musulmans seen maam moo àndoon ak pèlerins yi comme médecin en 1948 mais liiral rapport bi mu def ci aj gi nee na Sénégal yi ñoo gën a réew ci pèlerins yi et surtout waa Ndakaaru ils réclament n'importe quoi dañuy fàtte sax ne dañuy nekk ci jaamu yàlla lu leen neex la ñuy laaj quoi comme ku nekk sa kër. alors 1984 li mu ràññi ko mooy dañoo dem ba policiers yi di duma jigéen ñi ci mbedd mi ce qui na li musta am ci histoire aj mais jigéen ñu génn ci mbedd mi dañuy sangu te soluñu ay yére maanaam solo ñu normalement nañu war a solo quoi dañoo tënju disons alors policiers yi di leen dóor ñëpp di ko wax pèlerins yeeg yu kenn xamul alors loolu dafay wane ne kenn ku nekk na nga mel noonu ngay demee Màkka donc il faut ñu góorgóorlu ci éducation bi il faut ñu tànn ñi ñuy yebal Màkka ci bañ doon ñu ràññee ko ci wàllu yar ndax bu ñu demee nekk ay ambassadeurs yu mën a représenter Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah